ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci vidéo boo xam ni surtout jàngat bu ñu defoon la bésu vendredi 6 mai 2022 bi ñu génn gannaaw ba Macky Sall yëkkatee kàddu yi. Dans une loi qui devra passer pour réguler de façon sérieuse les réseaux sociaux, Internet, puisqu'aucune société organisée ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc ça, on va y mettre un terme, d'une façon ou d'une autre. Et nous verrons comment, très rapidement, finaliser cette loi sur la régulation des réseaux sociaux et de l'Internet, d'abord pour des questions de sécurité nationale, d'abord, et pour des questions aussi de respect de la concorde nationale, de respect de la dignité des personnes. Pas laisser les gens sous l'anonymat du clavier passer leur temps à insulter d'honnêtes citoyens comme ça de façon gratuite. Ça, ce n'est pas possible. Et on va y mettre un terme. On va y mettre un terme. bi Macky Sall di wax lii naan dañuy jël ay mesures pour ñi nga xam ne dañuy nekk ci internet bi di saaga di xotti war may doomi aadama mu ne daan ci jël ay ndogal ci nii wala ci nële. ku xamul Macky Sall nag bu déggee lii danaan kat décision bu baax a baax la ñun ñii sax di wax ak yéen. ànduñ ci yenn dérive yi am ci internet bi ndax jàpp nañ ni ku yor ay argument yu dëgër soxla woo di mottali ko ay saaga mais le problème mooy Macky Sall buy wax ñu réguler réseaux sociaux yi waxu ko pour kaaraange sénégalais yi Macky ñi koy intéressé dëgg-dëgg du saagakat yi du ñuy xotti war ma doomi aadama yi loolu dérangé wu ko benn yoon ndax moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo leen di dooleel daañu ñëw léegi ci ay exemple Macky ñi ko ñor dëgg-dëgg mooy ñi nekk ci internet bi tey sulli mbootu gouvernement am di xamal sénégalais yi tooxi doone ñu fi nekkee ci sàcc jaay koom-koomu Sénégal ak seen njaboot lii la mënul supporter. bi mu yëkkati kàddu yi c'était le 3 mai 2022 li tax ñuy préciser date yi mooy ñu comprendre surtout suñu waajur yi nga xam ni dañuy ñëw ci ñoom naan leen seen doom kat mi ngi ci internet bi di dénoncer nguuru Macky Sall ba ñoom parents yi jàpp ni njombe yi xew ci réseaux sociaux yi. jeunes yi seeni doom yi àndul ak Macky Sall ñoo koy def alors que aram vidéo bi sax booy xool suñu waajur yi lañ ko gën a jagleel na jeune bu nekk fexe ba mu yegg ci ñoom pour ñu xam réellement ñen ñoo sponsorisé saagakat yi boole ci di leen recevoir ak encourager ci li ñu nekkee mësuñu bëgg attardé wu ci yenn jëm yi mais bu dee manipulation bi ci njiital réew mi la tàmbalee mooy wax loo xam ne gëmu ko du dëgg ci moom dafay baax ñu taxaw xamal ñi xamul tendance bi am ci réseaux sociaux yi kan mooy kan saagakat yi gën a ñaaw làmmiñ gën a mën a tifaaray saaga jëmale ci ay wajuru jàmbur tey mooy ñi ànd ak Macky Sall dañ lañ ci jox exemple waa ji nga xam ne moo jur coow fan yi te ñu bañ a tudd turam lim doon def avant ba Macky Sall kontaan ci dal di koy recevoir. ay ca na ko dal yéen xam ngeen ma sax moom ba ma ndem du ma tox lu ma naan nag mandiwu ma dara jotuma bu dee Sonko papa moo gën suñu papa dina leer bu dee yaay Sonko gën suñu yaay dina leer continuer leen na ko dal donc ma leen di bàyyi boobu ba léegi rek depuis ay weeri weer ku yaayam Xasan sax taal connexion am Kaliphone te mënu leen am ñett nit yi leen di seetaan donc ñu sacrifice dayam suñu lépp ci xeex bi yéen xam ngeen loolu sax duma leen may ñaari salaamaaleykum. donc kii lii moo newoon te moo nekk ba tey liggéeyam ci internet bi Macky Sall bi ñu doon wax le 3 mai 2022 bi ñu génn ne dafay rëqandiku saagakat yi nekk ci réseaux sociaux yi gannaaw ba mu demee France moo recevoir waa ji tegal ko ci ne kontaan naa ci sa liggéey yi. tooñ wala rek saala ngaari lam toor buur gërë kay dam lay tàgg doo baatare ah maa ngi tàgg maa ngi mais baatare nga ma nag parce que jox nga ma reer et lu gën a neex sax dama toog ak yow lu ma xalaatul loon toog ak président de la république surprise ñu reer waxtaan erreur la moom. toog ak moom di reer li ma tegaloon lépp laa lekk. gis naa li nga ci def. lekk naa lépp. macha allah. liggéey bi ci réseaux sociaux bi mu ngi rafet président. waaw gis naa ko de. ay ca na ko dal yéen xam ngeen ma sax moom ba ma ndem du ma tox lu ma naan nag mandiwu ma dara jotuma bu dee Sonko papa moo gën suñu papa dina leer bu dee yaay Sonko gën suñu yaay dina leer continuer leen na ko dal donc ma leen di bàyyi boobu ba léegi rek depuis ay weeri weer ku yaayam Xasan sax taal connexion am Kaliphone te mënu leen am ñett nit yi leen di seetaan donc ñu sacrifice
ndeyam sunu lépp ci xeex bi. maa ngi lay féliciter ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi siy jàpp def am na solo donc live bu ndaw la rek pour wax leen suba incha allah 15h Paris 13h Sénégal. donc lii li muy signifié mooy l'hypocrisie de Macky Sall boo waxee nag ñenn ñi jëlee ko kàddu yu diis mais baatu hypocrite mooy koo xamante ni li muy wax mbaa di ko wane ci jëf du lu mu gëm ci xolam ak ci xelam wolof naan ko naafeq jikko ji la Macky Sall yor li muy wax ak li muy jëf du benn. un mois ci ginnaaw déjà yàggul dara mois de mai bi ñu génn mu ne dootuñu nangu ay doomi aadama nekk ci réseaux sociaux yi di saaga ko xotti war ma ñeneen ñu teg ci quelques semaines mu recevoir ab saagakat international tegal ko ci ne kontaan naa ci sa liggéey lan moo tax parce que waajooju tey dafa wëlbatiku di saaga benn opposant ak militant am donc lii lan lañ ko mën a tuddee lu dul hypocrisie nee naa leen boo waxee nga gis ñeneen ñoo xamante ni dëgguñ naan nañu respecter institution président institution la alors que moom président bi respecté wuñu fu mu dem teg ñu gàcce institution bi mu waroon incarner dëggantaan da koo tegee nële di dox ci maa tey ak wax lu amul moo tax ñun amuñu benn respect ci Macky Sall mérituwul respect wu benn sénégalais ndax chaque jour mu won ñu ay jëf yu xeebu yoo xamante nii du cëru njiital réew te boo seetee sax sénégalais yi ñoo gaaw a fàtte ndax bu ñu amee tuuti fàttaliku lii du guléet am na beneen ndaw su gën a vulgaire mag mu yaradiku gën a mën a fësal ay waxu ñaaw bañ na ko ba dafa jël turam di ko dàkkantalee Macky Sall keneen la ci les insulteurs saagakat yi. yaa ngi ci camp militaire bi ci base bi yaa ma ko wax. nga def sa tànk ni barngalu maabo bu tey yaa ngi ci soudanais yi bu subaa yaa ngi ci américain noir yi bu subaa yaa nga ci tubaab ya tekki woo dara man sa mag ji maa la koy wax man ngay bàkk mujj gi xamatoo foo jëm nga jël sa kanamu suuf gi jox ko soudanais yi. ana sa doomu soudanais bi duma sa morom man xeexal Macky Sall jéeg bi moo ma tax ma yegg fii ma yegg dangay kàcc dangay. kii tamit ci protéger Macky Sall yi la bokk. bi mu ne cëpp Sénégal Macky da ko recevoir palais ne ko kontaan naa ci sa liggéey maanaam saaga yeeg soseeg yàq der yi mu nekkee ci internet bi Macky Sall di ko encouragé ci loolu. ma président nag kuro Macky biñ ma doon woowee nag leer na. kontaan naa sa liggéey. kontaan naa trop léegi nag di ngeen xam ne nag li ma doon wax dëgg la. sama waajaa ngi lu dul dëgg rek du yàgg. Macky ngi defal nii. te moonte après vidéo bi Macky Sall dem na ba Kaffrine di menacer jeunes yi nekk ci réseaux sociaux yi tey joxe leen naqari ci réew mi. caaxaanu kese ndax li am solo pour askan wi si la ñu nekk mooy liggéeyal askan wi guddi ak bëccëg jàppale leen si njàng gune yi jàppale leen seen wér-gu-yaram waaye toog sa ordinateur di tappe di kaj suba ngoon di saaga di xuloo jàpp ne yow yaa moom réew mi ba ci kanam loolu mu ngi suñu kanam. donc ngeen gis ne Macky Sall bu demee ci suñu waajur yi di jël discours li muy jëbal ci kàddu ak ci beneen wet li muy def comme guddik bëccëg boo waxee lii nag par exemple nga ne Macky Sall waxul dëgg soskat la jëfam ak waxam du benn ñoom lii la ñuy wooye saaga alors que dañ ne un chat il faut l'appeler par un chat mënoo gis muus ba noppi naan lii gaynde la tey bu ngeen gisi niveau politique bu Sénégal débat bi commencé baa wàcc c'est parce que Macky Sall ak ñi ko wër ba ñu demee ba xam ne mënatuñ convaincre sénégalais yi ci wax bu sell te am teggin ba mu leer ci seeni nopp seen nouvelle stratégie mooy jël ay saagakat ay créekatu histoire boole leen ak opposants yi militants yi xamul nekk fa di tontante ak ñoom li alerté woon nañ ci naan bu gaay tombé ci piège bi mooy non seulement di nga perte sa temps ak ñoo xamante ni seen bopp yi feesul du yàgg ñoom saaga ak soos kese lañu leen jàngal waaye tamit boo leen toppee ci débat yu suufe yooyu noonu ñoom dara du leen ci fekk parce que Macky Sall moo leen aar mais boo defee ñoom li ñu def waxal leen baa waxal dara seen leader ñu jàpp la tëj la ci kaso bi fan yi gis ngeen Cheikh Abdou Bara Dolly dafa ni Macky Sall ku bëgg suuf la te pourtant baatu suuf boobu noonu donte ñun ànduñu sax ci yenn kàddu yi ci débat politique bi ndax war nañ ko mën a dépasser mais saagakatu Macky Sall bu jigéen boobu noonu wax na ko ci benn live ñëpp di dégg jëmale ko ci keneen. mujj gi xamatoo foo
foo jëm nga jël sa kanamu suuf gi jox ko soudanais yi. ana sa doomu soudanais bi duma sa morom. mais gis ngeen ni dañ ko recevoir palais ne ko kontaan nañ ci sa liggéey. quelques mois plus tard bi ko keneen ku féete ci opposition bi waxee waxi suuf fanaanul këram dañ ko ne ràpp tëj. te moonte li Bara Dolly wax ñaari weer ci ginnaaw keneen ku ne tey dafay jàppale Macky Sall wax na lu ko gën a garaaw loo xam ne mérité woon nañu tëj ko kaso à vie tëj ko giiru dundam ñun biñ ko déggee woon dañoo sax tiit yàlla lañ koy seedeel. musuñ ci woon bëgg a taxaw ngir war ak teggin waaye tey situation moo laaj ñu leeral wane fi Macky Sall yóbbu Sénégal ci yàqu-yàqu ak sañ-sañ. kenn ci ñiy xeexal Macky Sall gannaaw bañ ko neexal ay oto xaalis ak logement ngir mu bàyyi waa mouvement Fouta Tampi dañoo araamal sax jaar ci turam da doon wax ci Baye Mbaye Niass mbiru politique loo xam ne moom sax yoonam newu ci ndax concerné wu ko mu yëkkati kàddu yu ñaaw yi jëmale ko ci ay waajuram. yow nga ne doomu Baye Niass nga te dafa fekk ne rek dafa am ñu ñuy seetaan am na yoo xam ne bëgguma ko fee wax waaye Baye Niass na wëri ba kii MC Niass na wëri Baye. déet. barke yonent bi. maanaam moom pour wax ak Baye Mbaye Niass ngir wut lu neex Macky Sall ndax sëñ bi dafa feeñal ay mbir ci dossier Adji Sarr dafa tuumaal waajuram bu jigéen soxna El Hadj Ibrahima Niass Baye wala yu yàlla la tuumaal wàllu mooy. lii moo gën a garaaw téeméeri junni yoon li Cheikh Abdou Bara Dolly wax barki Démo Ndiaye mais ndaw si ba tey mi ngi taxawaalu ci réew mi ci mbedd Ndakaaru yi dañu waroon ko duma ci kaso bi yar ko te taalibe Baye bu jugoon laal ko pour faj mer bés boobu lañ lay jàpp xañ la liberté. maanaam ci tënk dérive yi nekk di xew ci réseaux sociaux yi même bés bu ñu demoon ba naan dañ koy réguler teg ko ci yoon xam ne ni yat bi ci ñu àndul ak Macky Sall dong lay dal. maanaam bu ngeen déggee Macky Sall di ñu sonal ak réseaux sociaux yi lim ci jublu mooy noppiloo képp ku bokkul ak moom gis-gis teg la fitna ba kenn du ñemeeti wax. moment boobu noonu mu ngémb ay nitam ñu nekk ci internet bi di saaga ko tuumaal ay doomi aadama ak seeni waajur fi mu jëm mooy dictature bu métti métti jaay doole parce que ci noonu dong la mën a toogaati ci réew mi. ñun nag tey la ñu war a gën a taxaw pour arrêter ko manifestation vendredi 17 juin bii ci mobilisation yooyu la bokk ngir dakkal projet dictature jaxase réew mi ak jaay doole bi Macky Sall nguuram namm. kon taxaw bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm dinañ jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.